ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ni yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee ndem si yàlla si Sidi Lamine Niass bi nga xamante ne nii génn na àdduna mardi 4 décembre 2018 ci Dakar mu nekkoon nag nitu diine nekkoon it nitu média nekkoon entrepreneur nekk itam nit ku engagé te itam di gëstu bu baax a baax ci fànn yu ne ñu bëri nag xamuñu woon jëmm jooju mooy kan moo xam ci wàllu jaar-jaaram ci wàllum njàngam ak yenn expérience yi nga xamante ne nii dunduloo ko looloo tax ñu defal leen vidéo bi ngir non seulement rendre hommage kii di Sidi Lamine Niass pour li nga xamante ne nii defal na ko réew waaye itam ñenn ñi mën ci jàng maanaam nit ki buñ ko jugé rek par rapport ak ay position mais nañu gëstu ay position xool lan moo ci làkk woon ak ci yan base la sukkandiku pour di waxee noonu loolu lu am solo la moo tax ñu defal leen tey vidéo bii nii. Sidi Lamine Niass nag mi ngi juddu le 15 août 1950 ak Kaolack mu nekk nag doomu nitu diine bi di Khalifa El Hadji Mohamed Niass di kilifa diine cosaanoo Léona Niassène Sidi Lamine nag juddoo màggee ci famille diine yi nga xamante ni nii bokkoon ci ñi ñu gën a ràññee fii ci Sénégal rawatina Afrique yaayam nekk shérif di wuyu ci turu Aminata Bint Barham cosaanoo ci askan wi di Ida Wali nekk ci Mauritanie famille boobu noonu ku suivre seen trajectoire maanaam yaayu Sidi Lamine Niass ay sëtu yonent bi lañ. Sidi Lamine itam moom it nekk surtout El Hadji Abdoulaye Niass bi nga xamante ne nii bokk na ci ñu gën a dëgëral taxawaayu tarixa tijaan fii ci Sénégal Sidi Lamine nag bi mu nekk ndaw ba ni muy màggee yëpp am rôle bu baax bu mu joué ci li nga xamante ne nii mooy mbooloowu famille Niassène parce que ci histoire famille Niassène amoon na ay réeroo amoon na ay xaajaloo duñ ci ñëwaat xuus ci bu baax a baax waaye Sidi Lamine am taxawaay bu am solo bu mu ci joué bi mu nekkee ndaw ba ni mu màggee yor ay responsabilité nit la itam koo xamante ni nii bu weesoo famille Niassène amoon na ay relation yu rafet ak bépp këru diine fii ci Sénégal te boo ko xoolee bokkoon na ci nit yoo xam ne daawuñu def xàjjale ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee sunnite ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee chiite wala ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee sufi Sidi Lamine Niass yitteem ak sababa moo nekkoon boole xeetu diine yooyu noonu nga xam ne ci biir lislaam la bokk ba ñu bañ di def xàjj ak seen kii fii la far ak fii la far ba ci tarixa yi nekk fii Sénégal Sidi Lamine amoon na ci taxawaay bu am solo ci wàllu mbooloo ci wàllu wax ju rafet ak ci wàllu déggoo parce que moom dafa jàpp ni Sénégal mi ngi war a gën a mën a am doole ci kilifa diine yi ak këru diine yi ak tarixa yi bu ñu àndandoo mbooloo doon benn tànk ñu ngi koy def rek Sénégal dina gën a am taxawaay non seulement réew mi jàmm dina fi sax waaye dina gën a mën a dëggal suñu taxawaay ca bitim réew. leneen it ñu ràññeeku ci Sidi Lamine Niass mooy esprit d'ouverture am te esprit d'ouverture am boobu wax naa leen ko sànq yemul rek ci li nga xamante ni mooy tarixa yi fi ne yenn kuréelu diine l'islam yi nga xamante ni ñoo fi ne waaye esprit d'ouverture bi daf ko yaatal ba ci ñeneen ñi nga xam ne sax bokkuñu diine maanaam bokkuñ ci diine l'islam parce que moom philosophie mooy doomi aadama yi yëpp benn leen te ñun ñëpp ñoo bokk fi ñu jógee muy suñu borom subhaanahu wa taala mu am rôle bu mag bu mu joué ci li nga xamante ni mooy unité nationale maanaam mbooloom réew mii di Sénégal di ko wane nag ci ay waxam ci ay jëfam preuve bi mooy bi muy créé li nga xamante ne nii mooy média am ñu bëri dañu yaakaaroon ni benn média la boo xamante ne nii day def promotion wala day fësal li nga xamante ne nii mooy famille Niassène wala tarixa tijaan waaye dafa yaatal mbir mi yaatal ci ñëpp boole ci ñëpp moo xam muy journal bi moo xam muy rajo Walfadjri moo xam muy télévision Walfadjri ku ci ne amoon nga possibilité fësal fi nga xamante ni fa nga bokk fësal li nga xamante ni mooy sa gis-gis fësal li nga xamante ni mooy say conviction boo xoolee même ñi nga xam ne ñoo nekk waa jàngu bi joxoon nañ leen temps d'antenne ci média wu Sidi Lamine Niass yi pour que ñuy mën di fësal ñoom it seen ngëm-ngëm di ñaax ñi nga xamante ni ñooy seeni disciple di leen gën a xiirtal ci ngëm loolu di dëggal rek dimension nit ki maanaam Sidi Lamine Niass ci yaatal ci booloo. ñu ñëw nag ci carrière Sidi Lamine Niass Sidi Lamine nag mi ngi dooree carrière am ci wàllum njàngale boo xoolee en 1971 ba 1975 mi ngi nekkoon ndaw waaye tamit doon na jàngale li nga xamante ni mooy làkkum arab mu nekk première expérience am ci li nga xamante ni nii mooy njàngale après expérience boobu Sidi Lamine Niass décidé nag dem Égypte foofu la dem jàngee fa li nga xamante ni mooy droit ak li nga xamante ni mooy jurisprudence islamique ci université Al-Azhar bu nekk Caire Égypte li sabab nag dem tukkeem Égypte jàng li nga xamante ni nii mooy xam-xam ci fànn yooyu
Sidi Lamine Niass dafa bëggoon démarqué wu maanaam pas def leneen li nga xamante ni moom lañ daan faral di gis ci ndaw yi nga xam ne ci ay kër kilifa diina yu mag la ñu sokkee ko mais dafa bëggoon yaatal li nga xamante ni mooy xam-xamam ci yeneen domaine ci yeneen fànn yi nga xamante ni daawuñu ci faral di gis ay doomi kilifa diine fii ci Sénégal parce que boo xoolee la plupart ci këru diine yi débat yi wala mbir yi ñuy waxtaanee du ci bëri am lu am solo la mooy wàllum ngëm nit ki naka lay fexe ba xam diineem ci la ñuy yam am na solo lool ci dundu doomu aadama waaye moom dafa ne du yam ci loolu kese non seulement dina xam diine xam charia jàng diine xam li l'islam wax waaye tamit dafay intéressé wu ci li nga xamante ni mooy wàllum politique wàllum social parce que gëm na ni jamono gi ñu toll képp kuy woowee sa bopp ditu diine wala nga bokk ci diine l'islam am ci baat am ci kàddu da nga war a intéressé wu ci domaine yooyu pour mën a xam fan la àdduna di toll pour bañ a soumettre ñi nga xam ne ñoo moom àdduna ñooy noot àdduna foog nga dem gëstu jàng ñoom li ñu jàng pour mën a tolloog ñoom même niveau intellectuel looloo taxoon Sidi Lamine Niass dem Égypte yokku xam-xamam ci wàllum droit ak wàllum jurisprudence islamique ngir mën a nag bokk ci li nga xamante ni lii mooy débat politique gu réew mi am ci kàddu. En 1980 Sidi Lamine Niass ñibbisi fi nga xamante ni nii mooy Sénégal bi mu ñibbisee nag lenn moo nekkoon sababam lenn moo nekkoon xeexam mooy fexe ba li nga xamante ni mooy condition yu sëriñ yi dundee ak condition yi arabisant ñi wooye arabisant yi maanaam jàng-jàngum arabe au lieu français mais arabe la ñu jàng seen condition gën a changé fii ci Sénégal te engagement boobu noonu mi ngi ko dooree bi mu nekkee Égypte parce que bi mu nekkee Égypte ci fàttali moo nekkoon président wu association étudiant sénégalais yi nekk Égypte maanaam kuréel gi ëmb ndongo sénégalais yi nga xamante ni ñooy jàngi Égypte moom moo nekkoon président association boobule bi mu ñëwee Sénégal mu wëyal xeex boobu noonu lenn nag ci xeexu Sidi Lamine Niass moo nekkoon fexe ba làkkum arab ñu dëggal ko fii ci Sénégal gën ko fësal jox ko gëdd gi ba war intégré ko ci école bi parce que jamono jooju français bi moo fi dominé woon ñëpp français la ñuy wax Sidi Lamine déedéet comme que Sénégal li fi ëpp diine l'islam la ñu gëm te diine l'islam alquran ci arabe lañ ko bindee ci arabe la feeñee langum arabe la feeñee te Sénégal du ñuy jàng tubaab kese fi am nañu jàng alquran am nañu jàng arabe donc arabe boobu noonu dañ ko war a intégré ci école yi sénégalais yi képp ku bëgg sa doom jàng arabe nga mën ko jàng ci anam yi war te am même chance ñi nga xamante ni dañu jàng li nga xamante ni mooy français. waaye engagement boobu noonu Sidi Lamine xam ne ni mënu ko am tant que amul fu mu ko war a waxee tant que amul fu mu ko war a fësalee loolu moo tax Sidi Lamine créé benn groupe de presse en janvier 1984 mu créé benn bimensuel tuddee ko Walfadjri di ay kàllaama arab buy tekki ci nasaraan Aurore Walfadjri dem ba nekk hebdomadaire en novembre 1987 journal bi di màgg di évoluer ba mai 1991 journal bi nekk semi quotidien di génn maanaam ñetti yoon ci semaine bi journal bi di ci génn journal Walfadjri en 1993 journal bi nag gën a yaatu di génn bés bu ne am dëgërlaay bu baax nag fii ci réew mi bokk ci journal yi nga xamante ne nii yu gën a am solo la yu ëpp yu ñuy lire fii ci Sénégal. Sidi Lamine nag di dem gën a yaatal mbir mi en novembre 1997 mu am li nga xamante ne nii mooy bande FM créé rajo bii di Walfadjri bu am rôle bu am solo bu mu joué ci histoire presse Sénégal. jamono di dox Sidi Lamine di avancé teg groupe de presse bi njëkk fi nga xamante ne nii mooy Afrique de l'Ouest maanaam groupe boo xamante ne nii day am journal day am rajo day am télévision bii di Walf TV ak site internet bi nga xam ne moom mujjee jutu taxawaay bu am solo boobu noonu ak groupe de presse bu mag boobu noonu Sidi Lamine bokk ci nit ñi nga xamante ni nii ñoo gën a influent fii ci Sénégal maanaam ñoo ëpp baat fi nga xamante ni nii mooy Sénégal. ci jaar-jaaram itam Sidi Lamine Niass am na quelques jafe-jafe ci li nga xamante ni nii mooy wàllu dundam boo xoolee guddi yi njëkk yi mu passé fi nga xamante ne nii mooy kaso mi ngi ko passé ci nguuru Léopold Sédar Senghor en novembre 1979 ba novembre 1980 li tax nag Léopold Sédar Senghor tëjoon kaso Sidi Lamine Niass parce que daf ko doon jiiñ comme koo xamante ni maanaam rebelle la te tamit doxalin yi nga xamante ni daf ko doon dox méngoowul ak li nga xamante ne nii mooy intérêt France waxoon naa leen ko ci vidéo bi passé français yu ñoom bi ñu colonisé ba pare dañ fi teg ay nit yoo xamante ne nii daanaka seeni doom lañ maanaam ñoo leen di liggéeyal ñoo leen fiy toogal Léopold Sédar Senghor ci ñooñu la bokk doomi France yi nga xam ne ni dañu nekkoon fii Sénégal di dooleel France lépp loo xamante ni day opposé wu li nga xamante ni mooy intérêt France képp ku taxaw nar a jàmmaarloog li nga xam ne mooy intérêt France te lay jàpp tëj la ci kaso bi noonu la Senghor tëjee kaso ki nga xamante ni mooy Sidi Lamine Niass Sidi Lamine tamit jege woon bu baax jamono jooju Muammar Kadhafi bi nga xamante ni moom it tubaab yi ray saakal ko pexe at yi ñu weesu pour xamal leen rek tubaab yi ñu yàggee sonal ñu yàggee moom
ànd ceeg ñi nga xam ne ñooy président yi fi nekk président yu ñuul yi nga xam ne ñoo fi nekk xam ne intérêt français ñi sàmm. ci wàllum politique aussi Sidi Lamine Niass doon ci yëngu bu baax a baax il pas yëngu ci en tant que ku am ay fonction yu mag a mag waaye intéressé wu ci anam gi ñuy defee politique fii ci Sénégal boo xoolee nekkoon na conseil président Abdou Diouf te bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoo gën a yombal rataxal diggante Sénégal ak dëkk arab yi rawatina ñu fii ci golfe bi. boo xoolee premier sommet OCI maanaam organisation de la coopération islamique Sénégal organisé ko en 1991 Sidi Lamine moo dox lépp moo dox mission yi ba Sénégal organisé sommet bu mag boobu noonu. taxawaayam bu am solo ci li nga xamante ni mooy Sénégal ak digganteem ak yeneen dëkk yi rawatina dëkku arab yi Sidi Lamine ñu def ko chevalier de l'ordre du mérite sénégalais en 1995 ngir mission bu am solo ak taxawaay bu am solo bi muy def ci biir réewam. waaye nag en 2000 ak falum Abdoulaye Wade ci boppu Sénégal Sidi Lamine woyaat di am ay problème ak li nga xamante ne nii mooy nguur bu daan opposé wu ak lu bëri ci li nga xamante ni mooy doxalin Abdoulaye Wade ak régime am daan def ay sorties daan ñaañi daan organiser ay manifestation ngir contrer li nga xamante ni mooy nguuru Abdoulaye Wade. boo xoolee le 25 septembre 2009 Walfadjri maanaam lu ko Walfadjri yi dañ koy yàqate benn bande benn groupe ñu bëri fàttewuñ ko ab groupe la woon boo xamante ne nii Farba Senghor moo ko jiite woon moom sax après loolu wax na ni moom moo jiite bande boobu noonu demoon ci groupe Walfadjri yàqate fa yàq fa ay bagages ba même ay liggéeykat yu nekk Walfadjri ñu jotee na gaañ loolu lépp di fësal tension ak relation bu métti bi amoon diggante Sidi Lamine Niass ak nguuru Abdoulaye Wade. boo xoolee après attaque boobu Sénégalais yu bëri jotoon nañ génn ñaawlu mbir boobu parce que position yi nga xam ne daanaka am lépp rek ci intérêt Sénégal. waaye en 2010 relation yi entre Sidi Lamine Niass ak Abdoulaye Wade commencé am dal maanaam tàmbali jubóo en avril 2010 Abdoulaye Wade ci boppam moo inauguré siège bu bees Walfadjri bi ñoom ñaar seen relation commencé neex seen diggante commencé ratax. comme ni mu ko defee woon tamit ci nguuru Abdou Diouf Sidi Lamine Niass moom tamit am taxawaay bu am solo ci li nga xamante ne nii mooy diplomatie sénégalaise doon ci jàppale bu baax kii di Abdoulaye Wade parce que bu ñu fàttewul amoon na coow bi fi jiboon diggante Iran ak Sénégal jëm ci li nga xamante ni mooy nucléaire jamono jooju relation Sénégal ak Iran neexul woon Sidi Lamine moo ci doxoon tàkk jàmm ba Abdoulaye Wade juboo ak dëkk bi nga xamante ni nii mooy Iran loolu di benn ci rôle bi nga xamante ni doon na ko joué. waaye nag ñoom ñaar amaat ay jafe-jafe maanaam ñàkk déggoo 1 an plus tard maanaam bi ci tegee benn at le 19 mars 2011 Sidi Lamine woote woon ab manifestation bu mag place de l'indépendance ngir ñaawlu doxalinu nguuru Abdoulaye Wade ak jëf bi nga xamante ni ñu ngi koy jëf te méngoowul ak intérêt Sénégal. ak président Macky Sall itam Sidi Lamine di wëy di jàmmaarloog nguur yi fi ne parce que moom principe moo nekkoon contre pouvoir maanaam jàmmaarloog nguur gi ci anam yi nga xam ne ñu ngi koy doxalee te arrangé wu réew mi waaye tekkiwul ni dafa contre pouvoir loolu moo nekkoon ay kàddoom Sidi Lamine Niass à chaque fois bu doon génn di ŋàññi ñi nga xam ne ñoo fi nekk jiite réew mi te pourtant boo xoolee Macky Sall bi mu faloo ci bopp réew mi recevoir na du benn du ñaar Sidi Lamine Niass waaye Sidi Lamine Niass en mars 2016 bi Macky Sall bëggee changer li nga xamante ni mooy constitution bi pour yokk li nga xamante ni mooy mandaam Sidi Lamine dafa jug fippu opposé wu ci loolu nga xamante ni nii Macky Sall bëgg na ko def wax sénégalais yi ñu voté non ci référendum yi nga xamante ni organisé woon nañ ko fi doxalinam boobu nag di wane ni Sidi Lamine Niass à chaque fois tey far ci li nga xamante ni nii mooy askanam même bu fekkee ni dina am ay relation yu particulière ak ñi nga xam ne ñooy président yi du hésiter wan leen ginnaaw far ak askanam à chaque fois que bu sentiree que ni intérêt askanam ñu ngi koy bëgg a saxal malheureusement nag suñu dëkk yi nit ku am genre doxalin yooyu dañ koy naan farul fenn Sidi Lamine jot na dégg lu ne ci domaine boobu noonu waaye li nit ñi war a xam mooy Sidi Lamine am na ay relation yu rafet ak président yi fi jaar waaye daawul ànd ak ñoom ci doxalin gi ñuy doxee parce que du intérêt Sénégal je pense que nit ku dëggu aussi noonu ngay def nit mun na nekk sa xarit mais bu doxalee ne lu dul yoon nga taxaw fëgg taabal bi wax ak moom ne ko da nga def nii kat du dëgg du yoon Sidi Lamine Niass ci parcours bi yëpp amoon na du benn du ñaar ay possibilité am ay ndombal tànk yu kawe ci gouvernement yi fi jot a jaar waaye dafa dëddu yooyu yëpp dëddu bànneex yooyu yëpp ngir lan libre parce que xam nañ ni tant que libreul mënul taxaw wax ci turu askanam mënul taxaw di jël yenn position yi donc def na lu bëri ngir askanam dëddu na lu bëri ngir askanam te c'est pas évident
Sidi Lamine Niass nit la tamit koo xamante ne nii amoon na taxawaay bu am solo ci wàllu jubóole maanaam ay jafe-jafe pas bitim réew Sénégal ak yeneen dëkk bitim réew yi waaye fii ci biir réew mi boo xoolee président Macky Sall amoon na fi ay jafe-jafe ak kii di Abdoulaye Wade lu yàggul dara parce que ci sommet francophonie bi nga xam ne Sénégal moo ko dalaloon en novembre 2015 Abdoulaye Wade daf fi bëggoon ñëw organiser manifestation ànd ak mbooloom def manifestation régime bi fi nekk maanaam régime Macky Sall taxawoon ne du fi amee parce que problème mu sécurité mën na ko fay jur ñu bëri tiitoon jàpp ni jàmmaarlu gu métti dafa am diggante Abdoulaye Wade ak ñoñom ak ñii di nguuru Macky Sall waaye Sidi Lamine moo ci dox tànk jàmm dem ci Abdoulaye Wade wax ak moom ñëw ci Macky Sall wax ak ñoom tax opposants yi def seen manifestation te amul problème te amul benn jafe-jafe coow jibul rayuñu nit bal tàkkul dara xewul te loolu lépp taxawaay bu am solo bi nga xam ne Sidi Lamine Niass def na ko. Sidi Lamine Niass nekkoon tamit nit koo xamante ni bëggoon na gëstu bu baax ak li nga xamante ni mooy wàllum bind booy xool bind na ay essais yu bëri ci wàllu diine l'islam ci wàllum presse ci wàllum politique ak li nga xamante ni mooy dundam moom ci wàllu boppam boo xoolee bind na le système islamique dimension et perspective bind na itam livre bi ñuy tuddee Charifou ou la fin de l'obscurantisme en 1999 bind na itam benn livre bi ñuy tuddee un arabisant entre presse et pouvoir bind na itam beneen livre bi ñuy tuddee argument pertinent en réponse à ceux qui interdisent aux hommes de saluer les femmes de la main bind na tamit livre dippee ko Abdoulaye Wade un président par défaut livre bi ma mujjee bind nag di l'étranger parmi les siens boobu nag nekk benn livre boo xamante ne nii mu nen ni livre tàggatoo la parce que ci téere boobu noonu la Sidi Lamine Niass di ñëwaat ci li nga xamante ne nii mooy dundam jaar-jaaram événement yi nga xamante ne nii jot na ko marqué ak gis-gis bi nga xamante ne nii am na ko fii ci Sénégal ñaari at lañ ci teg mu dëddu àdduna mën ko dippee livre boo xamante ne nii daanaka livre tàggatoo la ndax ci la ñëwaat ci dundam ñëwaat ci li nga xamante ne nii gën na ko marqué ci li nga xamante ni mooy jaar-jaaram. mu nekkoon nit koo xamante ni amoon na taxawaay bu am solo ci réew bii di Sénégal am na ay exemple yu bëri mën nañ ko citer ci vidéo bi waaye du ci xaj parce que lu bëri def na ko ngir réewam tey bi mu génnee àdduna témoignage yëpp a yam maanaam nit la koo xamante ni chaque fois tey far ci côté li nga xamante ne nii mooy askanam bokk na ci patron de presse yi nga xamante ne nii mënoon nañ yëkkati seen loxo wax ni seen média mosul jot dërëm jugee ci autorité yi nga xamante ne nii ñu ngi jiite ngir lan noppi loo ko te moonte mënoon na ko def parce que depuis ay at Walfadjri mi ngi nekk ci ay jëm ci wàllu koom-koom parce que jotatu yenn publicité yu bëri parce que dañu contre nguur loolu taxoon sax Sidi Lamine libéré ay journalistes ak ay animateurs yu bëri parce que situation média bi mënatul supporter li nga xamante ni mooy masse salariale bi donte jafe-jafe yooyu yëpp mosul daw làqu ci nguur comme ni ko ñenn patron de presse yi di defee fii ci Sénégal du ñu tudd seen droit ñu bëri koy def saa yu méttee ñu daw ci nguur làq fa pour am protection Sidi Lamine mosul def noonu groupe Walfadjri mooy benn groupe presse fii ci Sénégal bi nga xam ni mosuñu changé li nga xamante ni mooy seen doxalin maanaam jox kàddu gi ñi nga xam ne ñooy askan wi nga xamante ni ñi ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe yu métti te amuñu fenn fuñ ko waxee Walfadjri rek mooy média bi nga xam ni képp kuy sénégalais ak fépp foo mën a ne ci Sénégal ñu ngi lay jox kàddu pour que nga mën a fësal sa naqar pour que nga mën a wax autorités yi mën na dégg loolu sax moo tax sénégalais yu bëri doon wooyee Walfadjri télé ñaxtu parce que képp koo xamante ni am nga loo war a wax képp koo xamante ni am nga loo war a ñaxtu ci média wu groupe Walfadjri ngay jaar pour fësal ko donc li ñu mën a wax rek mooy Sidi Lamine Niass wàccoo na ak askanam. leneen rek moo ci des mooy di woy di ko ñaanal suñu borom yërëm ko xaaral ko ca aljana yu gën a gawe di woy tamit di roy ci li nga xamante ne nii mooy doxalin ak jëf yoo xamante ne nii bàyyi na ko fi donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox itam dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf